asalaamaaleykum mbokki internet bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te dalaatal leen jàmm ci seen revue de presse tey vendredi 13 décembre 2019 ñu fas yéene koo tijjee ci journalu l'Observateur xët gu njëkk gi xëy di ñu indil police boobu doon wuyoo ci turu Gabriel Blaise Basse. moom nag mooy police bi nga xamante ni moom moo xaru woon fële na la ci marché Sandaga ginnaaw loolu nag thèse yi ñu ci wax bari na trop. am na ñu doon wax sax naan moom Gabriel dafa amoon problème mu xel jotoon nañ ko interné ci benn hôpital famille nag loolu nekk na loo xamante ni naqari na leen trop ba tax na ñu yëkkati seen kàddu di wax ñu arrêté thèse boobu ci ni mu gën a gaawee parce que seen doom mosul am li nga xamante ni moo di problème mu xel bi nit ñi di wax léegi nag bu ko defee dañuy daal di jàll ci dialogue politique bi tey mi ngi doon am ci assemblée nationale ñu fas yéene woon rek supprimer li nga xamante ni moo di article 80 pour indi lan non limitation du mandat présidentiel. maanaam buñ ko voté ba majorité bi d'accord ci loolu dina tax président de la république bu fi nekk rek boo bëggee toog 4 mandats di nga ko toog boo bëggee toog 5 mandats di nga ko toog mais kenn dootu la limiter que ni benn mandat nga fi am wala ñaari mandat nga fi am. bu ko defee nag dañuy daal di jàll fële na leen ci aéroport international bu Blaise Diagne installé woon nañ fa benn usine boo xamante ni c'était pour le renouvellement des taxis urbains boobu ba tey nag état bi gëstuwu leen benn yoon joxu leen loxo pour mën leen a dimbali ba tax na nag jamono ji ñuy waxee ak yéen usine boobu noonu mi ngi waaj a nekk en faillite loolu nag créé na colère taximaan yi ba tax na nag ñu fas yéene wane seen nakar ak seen tiis jëmale ko ci li nga xamante ni moo di nguur bi ak ñàkk a gersu bi nga xamante ni ñàkk na koo gersu usine boobu noonu. ba tey ci wàllum politique journal l'Observateur xëy na di fësal ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo ginnaaw ba mu doon accusé ay yenn autorité naan bokk nañu ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dugal drogue bi ci suñum réew tax na nag ki nii di Babacar Mbaye Ngara porte plainte devant le procureur de la République ngir lan mu saytu loolu noonu nu mu gën a gaawee bu fekkante ni dafa nekk lu am ñu xool ko bu fekkante ni nekkul lu am tamit ñu teel koo saytu rek parce que nekk na ay accusation yoo xamante ni waruñu cee gëmm benn yoon mais nag plainte bi jëmalewu ko ci ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo moom plainte contre X rek la def moom Babacar Mbaye Ngara bu ko defee ñu daal di jàdd ba fële na la ci Saint-Louis Bango extension famille ba ko dëkkoon lu toll ci 2000 familles dañ leen menacé d'expulsion maanaam daal ñu génn ci lieu yi ci nu mu gën a gaawee parce que nguur gi da koo soxla pour toj ko tabaxaat ko nekk na loo xamante ni nag bett na leen parce que ñoom seen famille ñu ci bari foofu la ñu juddoo foofu la ñu màggee kenn ci ñoom sax nee na bañ ko avisé que ni da war a génn këram dañ ko war a toj ci une semaine donc la toll nga imaginer famille bu toog ci une semaine nga ne ko da ngay génn sa kër nga wuti foo dem nga yenu say bagage nga dem ñoom nag dañ ko jàppee loo xamante ni trahison la ndax yaakaaroon nañu donte sax un jour dinañ leen mës a génne foofu mais yaakaaruñu woon ni dinañ ko mën a defee nii ci nu mu gën a gaawee nii. bu ko defee nag dañuy daal di jàdd ci journalu Stade xëy di fësal Alfred Sébé Diagne Kara ak Diafra ñoom nag ñu nekk juróom yoo xamante ni gisatuñ leen ci terrain de football ak ci classement yi nga xamante ni Aliou Cissé mi ngi koy def ci match yi ñu jógee boobu ba tey ñuy laaj nag ba xam ñoom dañoo retraité ci équipe nationale bi am déet ndaxte jamono yi daal jàpp nañ ni kii nii di Aliou Cissé gersuwu leen benn yoon li waral nag seen absence xamaguñ ko mais dinañ ci ñëwaat. huitième de finale C1 bi Zidane mi ngi ci yëkkati ay kàddoom naan bu fekkante ni dañoo tasanteeg waa Liverpool dina yomb ci ñoom parce que dinañ leen éliminer ci nu ma gën a gaawee moom daal Zidane jàpp na ni Liverpool moo nekk équipe bi nga xamante ni bu dajeeg moom dina mën a gagner li nga xamante ni moo di huitième de finale bi mais tamit Messi fësalaan nañ ko ci affaire huitième boobu noonu moom tamit nag Real Madrid la visé tasanteeg Real Madrid ci huitième de finale bi waaye nag année bii ñu génnoon remarqué woon nañu ay tension yu amoon ci diggante ASC Jaraaf ak ASC Pikine yoo xamante ni seen supporters yi amaloon nañ ko tey nag ñoom ñaar ñoo war a tase ci Ligue 1 bi samedi bii nii ci aéroport Léopold Sédar Senghor mu nekk loo xamante ni nag ñoom waajal nañ ko bu baax ba indaale sax fair play ngir lan ñu bañ a bokk ci ñi nga xamante ni dañ leen a aj bu ko defee nag ñu daal di jàll ci journalu record tamit mi ngi xëy di fësal Sadio Mané ak ballon d'or africain bi ba ku ci mel ni Moussa Konaté yëkkati na ci ay kàddoom di yëg ni Sadio Mané war na mën a jël ballon d'or africain war na tamit mën a jël ballon d'or mondial parce que ay performance am wane na ko li mu liggéey ci année 2019 bi wane na ko même si sax jëlul ballon d'or français bi moom jàpp na ni am na capacité jël yeneen ballon d'or waaye éliminatoire mondial 2022 wane nañ ko fii nii ci journalu record
tirage bi nag ñoo ngi koy commencé le 21 janvier 2020 ci la ñuy xam Sénégal ban équipe lay taseel ci éliminatoire bi. ñoo ngi naan sax mën na tasanteeg waa Mali, mën na tamit tasanteeg waa Guinée, am na tamit possibilité Sénégal nekk en tête de série. Sadio Mané honoré war nañ ko ci affaire sport africain ginnaaw ANPS. Cette fois-ci nag Union Confédération Sportive Africaine moom moo ko désigné meilleur joueur de l'année 2019. Maître Augustin Senghor demoon na ba jot trophée bi nga xamante ni démb la ko indi fii nii ci Sénégal présenté ko ministre du sport Matar Ba. ñu koy ñaanal yàlla rek nag mu nekk njëdlaayam moom Sadio Mané di ko ñaanal yàlla yeneen trophée fekk ko ci Ballon d'Or africain bi tamit yal na ko jël te mu doon njëdlaayam. dañuy daal di jeexalee rek li nga xamante ni moo di suñu làmb nag tey xëy na dañuy indil Gris Bordeaux ak Fass ku ci mel ni Abbas Ndoye mi nga xamante ni ci dirigeant Fass la bokk mi ngi yëkkati ay kàddoom di yëgle ni Gris Bordeaux Fass bu amee problème moom Gris Bordeaux war na koo mën a régler sans pour autant sax leader yi di ci jot maanaam daal Gris Bordeaux war na mën a yor rôle leader ci biir Fass ba tax na bépp lutteur boo xamante ni da ngay am ay problème sax boo dikkee waxante ki nga xamante ni moo di Gris Bordeaux war na koo mën a régler te du jëm kaw. jàppale waat tamit rakkam yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci écurie Fass mu teg leen ci yoon. waaye nag combat bi nga xamante ni moo war a dox ci diggante Abou Ndiassé ak Tafa Gueye 2 ku ci mel ni Mame Les mi ngi ciy wax di prévenir ki nga xamante ni moo di Abou Ndiassé di ko yëgal ni nag boo xoolee ba Tafa Gueye 2 daan la mën nga tekki sa ngemb te génn ci arène bi maanaam daal victoire lay xaar ci ki nga xamante ni moo di Abou Ndiassé. waaye waa écurie bu Yoff tamit war nañoo jot li nga xamante ni moo di seen trophée le 21 décembre lañ koy jot di leen ñaanal yàlla ñu yegg ci jàmm ñu jot ko te mu doon seen ndiglaay te yeneen trophée daal di leen ciy fekkaat. waaye nag combat bi nga xamante ni moo war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier ñi ñaa ngi koy waxtaanee bokk ci mel ni El Hadj Thioune mi nga xamante ni moom mooy agent wu Tapha Tine moom nag yëkkati na ci ay kàddoom di yëgle ni diggante Bombardier ak Eumeu Sène combat boobu noonu nekkul combat bu nit ñi soxla amul bopp amul genn amul xorom amul suukar comme niñ ko bindee ci journalu suñu làmb moom daal dafa jàpp ni ñoom ñaar bu ñu taxawee ni dañuy bëre dañoo bëgg rek mucc ci ki nga xamante ni moo di Tapha Tine parce que jàpp na ni seen adversaire jamono ji Tapha Tine la mais ñoom ñaar seen bëre ñoraatagul. waaye nag def nañu benn nakar ak tiis boo xamante ni dafa wàcc ci làmb mu di Doudou Seck ñu gën koo xam ci yaaykat yi te mu doon nekk ci làmb ji moom nag la yàlla def li gën ñu koy ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fa mu jógee di ko jaale waa axlu làmb yëpp ak képp koo xamante ni yaa ngi ci Sénégal. waaye beneen naqar tamit bu nekk ci biir làmb mooy Gris Malika mi nga xamante ni moo nekkoon ci écurie Malika mbooloo moom tamit nag yàlla mujj naa def li gën ñuy présenter nos sincères condoléances à sa famille waa axlu làmb ak ñëpp di leen ñaanal yàlla rek fa ñu jëm doon gënal leen fi nga xamante ni foofu la ñu jóge. gala des promoteurs drapeau Matar Ba bi nga xamante ni tegoon nañu 3 millions de francs CFA moom Matar Ba yokku na ci 2 millions de francs CFA mu nekk loo xamante ni nag waa association des promoteurs ñoo ngi koy rafetlu bu baax. gala bi nga xamante ni ñoo ngi ko war a amal fële na le ci stade Iba Mar Diop le 12 janvier 2020 incha allah teg nañu 5 millions ku ko gagné yow yaa koy remporté. waaye nag combat bi nga xamante ni moom la ñëpp di xaar dimanche bii la mu war a dox ci diggante Jackson ak Pape Ndoye seen combat ñëpp a ngi koy waxtaanee ba ku ci mel ni Arona Sall yëkkati na ci ay kàddoom tey jël nag côté technique bi di ko jox ki nga xamante ni moo di Jackson te naan sax Pape Ndoye mën na am avantage ci Jackson mais Jackson mooy ki nga xamante ni moom moo ko ëpp technique ku ci bëgg a xam dara daal combat bi dimanche bii nii lay xew ci stade Iba Mar Diop incha allah. tey nag journalu suñu làmb Modou Xarañ Lo la ko tëjee Modou Xarañ Lo ci palmarèsam Modou Xarañ Lo ci jaar-jaaram Modou Xarañ Lo ci victoire yi Modou Xarañ Lo ci défaite yu néew yi nga xamante ni am na ko moom nag am na 20 victoire yi nag boo ko xoolee daan na ki nga xamante ni moo di Pape Sène 2 daan na Aliou Seye 2 daan na Pape Bouba Modou Xarañ Lo daan na Serigne Diouf Modou Xarañ Lo daan na Khadim Diallo daan na Lay Bey daan na Les 2 Modou Xarañ Lo daan na Cheikh Niang Modou Xarañ Lo daan na Tafa Boy Bambara daan na Papa Sow daan na Paul Maurice Boy Kayre Ballou Diouf Issa Pouye daan na Baye Mandione daan na Gris Bordeaux ñaari yoon daan na Eumeu Sène tamit ñaari yoon daan na Lac de Guiers 2 mais nag ci kaw 20 victoire yooyu am na ñetti défaite yoo xamante ni ñaar yépp Balla Gaye 2 moom moo ko teg beneen bi ci des nekk Bombardier nul bi nga xamante ni moom Modou Xarañ Lo moom moo ko
mi ngi ko amee woon ci ki nga xamante ni moo di Lac de Guiers 2 ba tax da nag palmarès baa ngi noonu bu riche bi moom la ñu journalu suñu làmb tëjalee tey jii Modou Xarañ Lo roi des arènes mi nga am na jaar-jaar bu riis ci làmb moom Modou Xarañ Lo nag saison bi tëj na ñëpp naan Ama Baldé la kan la war a tasanteer palmarès sama ngi noonu bu leen ko kenn nettali mais nag lu neex lu nekk du day ko te ku nuyoo di nga tàggoo ba tax na fi la ñuy yem ak yéen di leen jox dig daje ba suba incha allah jaa ngeen jëf.